bismillah ñu def Fatiha ayatul kursi Ikhlas Fatiha def ko hadiya Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba bi Cheikhna Tijaani radiyallahu ta'ala anhu wala ak xalifa mi ak Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu anhu wala ñu def ko loolu ba ñu doog a tawba insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم يعلم ما بين السماوات والأرض ولا يؤوده قل هو الله أحد الله الصمد قل أعوذ برب الناس اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد كنت حمنا إن شاء الله تعالى لنيجي تعملي تيوري بيغا خامتاني موم موي رما حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم سيدي عمر الفوتي سيدي عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به إن شاء الله تعالى manam téere bi maanaam jàng nañ ko wala solo nañ ko itam ci ay sëriñ bokk na ci ñi nga xamante ne pour mu gën a gàtt lu gën a gàtt càll lu gën a gàtt insha allah jël nañ ko ci ñaari sëriñ kenn ki moom mooy Cheikh Mouhamed Moustapha Ndiaye ki ci des moom mooy Cheikh Papa Makhtar Kébé ñoom ñaar ñu ngi ko jëlee ci Cheikh Mouhamadul Mansour si bi nga xamante ne moom mooy xalifa général Tidiane mu jël ko ci sëñ Babacar si radiyallahu anhu mu jël ko ci Cheikh Omar ci Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mu jël ko ci Cheikh Alfahim Mayoro ak tamit ci Cheikh Alfahim Mayoro moo ko jëlee ci Cheikh Alhaji Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu yooyu ñuy gën a gàtt niki noonu maanaam jël Cheikh Papa Makhtar Kébé jël na ko itam ci Seydil Cheikh Alhaji Abdou Aziz radiyallahu ta'ala doon nañ ko jàngandoo bis bu nekk suba bu jot moom ak Jawahirul Maani Cheikh Alhaji Abdou Aziz radiyallahu ta'ala anhu càll leen boobu jaare ci bàyyam mu Cheikh Alhaji Malick radiyallahu anhu ba ci Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu niki noonu jëlee nañ ko itam ci Cheikh Mouhamed Moustapha Ndiaye moom ci boppam jëlee na ko ci papaam Cheikh Mouhamadul Mukhtar Ndiaye mu jël ko ci Cheikh Alhaji Mouhamadul Mansour di doomu Seydi Alhaji Malick mu jël ko ci baam Cheikh Alhaji Malick radiyallahu ta'ala anhu ba ci Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu niki noonu ak yeneen yoon daal am na yeneen waaye yooyu dañ koy wax ngir gàttal ko insha allahu taala ci barki yoon yooyu ndax xam nga lii dañ koy tudd parce que tout le temps li ñu xamee suñu sëriñ ñi noonu lañ doon def maanaam mooy bu ñuy jàng benn téere dañuy wax seen ay asanid ci téere bi te ko maanaam ndax al isnad min ad-din wala al isnad qaala man sha'a ma sha'a jàllale ci diine la bokk ndax bu dul woon loolu kon ku nekk day wax lu ko neex maanaam kon téere bi mi ngi tudd rimaahu maanaam rimaax mooy xeej rimaax mooy xeej mooy lance xisbur rahim moom mooy bu kuréelu yàlla bi nga xamante ne mooy aji fees dellu ji yërmande ala nuxuuri ci kaw loosu bi ñi nga xamante ne dañ koy sànni di ko dal di ko dóor ci loosu xisbir rajim kuréelu seytaane bi nga xam ne dañ koo rëbb moom bi nga xam ne dañ koo jam ar rajim mooy ku ñu jam ki waaw bu li sayyidi boo xamante ne sama sang ba moo ko bind Omar ibn Saïd di doomu Saïd al Fouti mu dëkk Fuuta ak Tuuri Fuuta Tooro al Gadawi maanaam ñoom maanaam loolu mooy cosaanam mu ne bismillahir rahmanir rahim comme ni nga xamante ne noonu la alquran tàmbalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la daan tàmbalee téere bi mu ne bismillahi ci turu yàlla moom la ñuy tàmbalee suñu téere bi suñu mbind mi arrahmaani mooy aji fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki yaatu yërmande mu ne alhamdu mboolem xaaji cant yi alhamdu dëgg-dëggi sant lillahi aji sax la ñeer buur yàlla lëdee bi nga xam ne na war a moo leeral li jamii njeel mboolem awliyaihi waliyoom yi wa ahibba waliyu mooy allié voilà
wa ahibbaihi ak yi soppeem al absaara gis-gis wal basaira ak gis-gisu xol lii gis-gisu bët al absaara wal basaira ak gis-gisu xol wa taharate moo laabal lahum ñeel leen bi anwaari sifaatihi ci leeri meloom ya wa asmaihi ak turam ya maa loo xamante ne kaana nekk na lahum ñeel leen min az-zawahiri ci ay mbir yu feeñ wa sarair ak ay mbóot ak mbir yu nëbb mooy secret maanaam kon fii dafa sant yàlla bi nga xamante ne moom moo leeral ñeel mboolem wàlli yóbbi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay soppeem moo leeral seen bët gis-gisu xel maanaam ñuy gis ak seen bët gis ak gis-gisu xol mooy clairvoyance bi voilà mooy gis-gisu xol mooy clairvoyance bi moo ba pare moo laabal moo leen laabal ñoom te ni mu leen laabale maanaam moo leen purifier di à travers maanaam par le biais de lumière am yi subhanahu wa taala mais lumière lan lumière attribut yi meloom yi ak ay turam ak ses beaux noms loo xamante ne nag leer laabal gi mu leen laabal dafa tax mu nekk ci ñoom maanaam ay secret ay seen biti rafet mina zawahiri ci biti wa sarair ak ci biir yooyu yëpp rafet maanaam mbóot bi fa wa afadate mu bëbbal alayhim ci ñoom min ma il ghaybi ci ndoxal kumpa maa loo xamante ne naaloo amee nañ bihi ci loolee a'zamal matalibi gën jaamaa gi sàkkuteef wa zaxairi ak gën jaamaa gi dëxanteef maanaam suñu borom subhaanahu wa taala dafa bëbb maanaam dafa bëbb mooy dafa sotti ci ñoom voilà ci ñoom mu jël kumpa maanaam mooy le monde de l'invisible et du mystère et de l'invisible mu tuddee ko ndox ne ndox boobu la tuur inondé maanaam ñoom la tuur versé ko ci seen kaw ba tax ñu amee ca li gën a màgg li ñuy mën a wut ak li gën a màgg li nit mën a denc di ko dese waxasaloo te ñu amee ala saadatin ci ak texe loo xamante ne laatu kay yafu deefu ko melal wala tooxalu te xel mënu koo jàpp wala tuxtaru du sax rot alal afkaar yi ci xel yi ci xalaat yi ci xalam yi wa damairi ak ci xol yi wa jaal damir mooy ci xol mooy personnalité voilà wa jaala te mu def al wusulu jote ilayhi jëm ci moom borom bi subhaanahu wa taala ala aydihim muy loo xam ne day jaare ci seen loxo ñoom wala yàlla yi li kulli muridin ñeel képp koo xamante ne taalibi nga bu nam yegg ci yàlla saadiqun bu dëggu saalikun boo xam ne day sóobu ilallahi jëm ci yàlla saa ir nekk aji tukki jëm ci yàlla kooku képp ku bëgg moo tax ñooñu yàlla mi nga xam mi ngi sant ba tey yàlla bi nga xam ne moo may kon wàllu yooyu ak ay texe maanaam lim leen may ci texe kenn mënu koo xalaat kenn mënu koo du sax rot ci xel niki noonu mboolem taalibe yi nga xam ne dañoo dëggu di sóobu ci yàlla ba pare di tukki dem ci yàlla yàlla nag seenuk réussite seenuk jégg ci yàlla mi ngi koy jaare ci loxol wàllu yu yooyu noonu ñi ngi sant yàlla bi nga xam ne moo indi wàllu yu yooyu def leen nu noonu wa man raama képp koo xam ne nam mën a alwusul a jokk ilayhi jëm ci moom yàlla subhaanahu wa taala biduni ta'alluqin te ajuwul bihim ci ñoom wa tasabbusin ak a meloo bi azyalihim ci seeni feeñ ci seeni feeñ waaye maam seen melo ci seen portrait voilà kooku fa huwa kooku tat ilal xus sa'irun da ngay dem ba ci kanam kooku sa'ir aji jëm la ilal xusraani jëm ci ñàkk am mooy ak pertange wal xalaaki akuk alkande wa man intasaba képp koo xam ne da nga askanoo ila janabihim ci seenu wàll waxtama te nga kiiraayoo bi ximaahum ci seenu kiiraay faasa dana texe bi ataaya ci ay may yoo xam ne xal la néew na an yu jëre ci mu daj ci ñu gis la xaañeel ko nazair lu koy nuru képp koo xam te ne bëgg ngaa yegg ci yàlla te nga ne doo jaar ci wàllu yi kooku c'est sûr que ak alkane nga gën a jege ci nga jëm sax képp koo xamante ne nag da nga bëgg dangaa dem nga dem ci ñoom nga utiliser leen comme kiiraay ànd ak ñoom ngir jëm yàlla kooku yàlla dana la may ci ay may loo xamante ne néewoon na ñu gis lu mel noonu wa man sadda waaye képp ku dum mooyu an tariqihim walif seeni yoon yi wa arada mu dum mooyu an janabihim ci seen wàll ga yusibuhu dana ko dal fi dunya ci àdduna wal axirati ak alaxira kulla azabin bépp mbugal wa halakin ak alkade jaa loo xam ne day dikke min allahi dana dikkee min allahi tukkee ci yàlla da'ir aji lore lu koy lor day dugg day ñëw tout le temps da koy dal
mooy képp koo xamante ne sa rôle mooy déjà yow da ngay wax gaa yi du muy sànq nit ñi ba tax du ñu dem ci yoonu yàlla nitu yàlla yooyu ba pare ngay dumóoyu leen wan leen ginnaaw complètement di leen diingat bañ leen contrôler kooku xamul ni alkande rek mbugal bépp xeetu mbugal bu tukkee ci àdduna dana ñëw dana ak lépp luy lore dana dal waajo yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu ci yàlla musal wasalaatu julli wasalaamu ak mucc wasalaatu julli wasalaatu wasalaamu julli gu ñu lëkkaleeg mucc ala man yàlla nekk ci ki nga xamante ne bi mahabbatihi ci sababu cofeelam kese wattibaahi ak toppam kese hafizallahu ci la yàlla aare awliyaahu ay way parandoom yi waliyum yi min as-sagha'iri ci bàkkaar yu ndaw yi wal kabaa'iri ak bàkkaar yu mag yi kooku mooy kan boo ko xamul mani la mooy sayyidina suñu sang ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi bi nga xamante ne laa yazillu du torox man képp koo xam ne walaahu méngoo nga ak moom wala yudi'u te du tamit neen ay walaw xadalahoo donte beccangal na ko beccangal mooy bàyyi ko maanaam laisser à soi-même xam nga lañ koy wax voilà mooy bàyyi la di la seetaan mu ne donte beccangal na ko alqabaa'ila giir yi wala asha'ira ak waa kër yi ak famille yi maanaam nit ki kooku koo xamante ne ci maanaam dafay julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne waliyu yi ñoom ñi ngi amee à travers moom kese la leen yàlla aare ndax bëgg giñ ko sopp ak topp giñ koy topp moom lay leen yàlla aare ci bàkkaar yu ndaw yi ak yu mag yi ba noppi kooku mooy suñu sango bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne képp ku méngoo ay mbiram yàlla du la toroxal du kooku du torox ba pare du neen yàlla du ko neenal donte tribu bi mu bokk ak famille bi mu bokk ñu ngi koy jéem a doyadal ñu ngi koy doyadal di ko bàyyi di ko seetaan yàlla na yàlla julli ci moom wa ala alihi ak ñoñam wa sahbihi ak sahabaam àndandoo mi alladina gi nga xamante ne bayyanoo ñoo leeraloon na jëfoo ngiiram nga maanaam doctrine bi ak chemin yoon cheminement alqawim bi nga xam ne aji jub xocc la wa siratahu ak yoonam wu yaatu leer almustaqim ba di aji coow waral gi jub xocc li kulli sa'idin ñël képp koo xamante ne dafa texe muqarrabun boo xamante ne dafay jegeñ yàlla naajin ba pare mucc ñoom leeral lañ dëgg ñooñu leeraloon nañ ñooñu wa shaqiyyin leeral nañ ko képp ku texee di tam mub'idin koo xamante ne tamit dafa sori ba'ir ko alku wa ala kulli muhsinin yàlla tamit yàlla na yàlla julli ci képp koo xamante ne aji rafetal na bi izhaari sunnati ci di leeral sunna di feeñal sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wa ixmaadil bidaa ak giimal bidaa giimal mooy boo taalee ab tàkk gis nga bu ñu taalee taal bi ba mu jékki-jékki ñu jékki-jékki affaire yi fay def doomu taal loolu mooy giim na taal bi daa giim voilà voilà ne na giimal bidaa nga xam ne léegi tàkkatul wal awaidi ak aada yi ak zamimati yi ñu ŋàññee mooy tradition yu ñuy bon yi rek allati yi nga xam ne taara day naawee bi haa ci moom kulla jaahilin képp koo xam te ne aji réer nga baa ir di aji alko ñi réer ñi alku ñëpp ñoom bidaa yi la ñuy sukkandiko wala aada yu bon yi moom mooy seen ñoom diine bu nekkul seen affaire sunna seen yoon nekku ci li seen yoon ne mooy suñu maam yi ci lii lañ nekkoon nangam ñoom loolu moom la seen yoon ne yàlla na yàlla sàmm mu ne am maa baadu ginnaaw loolu mooy après voilà fa yaqulu wax na afqarul abidi gën jaa aajo wooy jaam ji ilaa mawlaahu jëm ci boroomam bi nga xam ne mooy kilifaam alxani yi bi nga xamante ne mooy aji woomal bi alxamidi ki nga xamante ne mooy ki santu parce que alxani yi mooy ku woomal mooy riche alxamid mooy ki nga xam ne dafa santu mooy dafa gërëm la loué parce que xam nga nit mën na am alal riche mais du santu parce que alalam kenn du gis utilité kon kenn du ko gërëm mais yàlla moom dafa woomal bu pare ñu di ko gërëm ndax lan utilité woo richesse am dañ koy gis voilà kooku mooy kan ki nga xam ne moo gën a aajowoo ci jaam ji gën a aajowoo ci boroomam
boobu noonu nga xam ne mooy ki riche ki ba pare santu mooy kan mu ne Omar ibnu Saïd doomu Saïd al-Fuuti Fuuta la def Fuuti Tuuri mooy Fuuta Tooro mooy ne Fuuta Tooro voilà al-Gadawi waaw mooy seen Gadawi en fait c'est la province c'est la voilà ville mooy en seen fait. cosaan voilà mooy seen cosaan ñoom voilà arraaji aji yaakaar ji fadla ngëneelug alhamid ki nga xam ne mooy ki santu mooy yàlla mu ne lan la wax léegi lan la wax mu ne hada lii alkitaabu téere bi samaytuhu tuddee naa ko bi rimaaxi ci rimaax xizbi rahimi ala nuxoori xizbi rajim rimaaxu xeeju xizbi rahimi kuréelu aji yaatu yërmande gi ala nuxoori ci kaw loosek xizbi rajimi kuréelu ki ñu jàmt waaw xam nga kon maanaam aussi fii mu am lu ñu leeral daal maanaam mooy du tekkiwul ne day commentaire Jawahirul Maani commentaire ko c'est un livre à part sauf que day épauler Jawahirul Maani da koy épauler mais pas que da koy commentaire. léegi titre bi lu tax mu nekk Rimah Hizbur Rahim ala nuhuri Hizbur Rajim. Hizbur Rajim waaw parce que loolu. doon traduire en français noo koy traduire. Les lances. Les lances. Voilà du groupe du très miséricordieux sur les coups bon xëy xam ba xam coup sax baax na waaw doq quoi doq voilà Hizbur Rahim voilà le groupe du maudit wala du lapidé sur les coups du groupe du lapidé mooy seytaane voilà parce que en fait parce que daf ciy leeral fii daf ciy leeral dëgg di ci leeral li alquran bëgg li sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg tariqa bi ana lan la ça en quoi ça consiste réellement ak nan la ci nit ki di texee et cetera ak yu mel noonu ak njëriñ ak wane ni nitu yàlla yi li ñu war a doxal noonu la d'ailleurs soo seetloon ni commencement bi ni mu commencé ci nga xamee li mu bëgg a ci li muy wax de quoi s'agit-il pourquoi lan lay wax parce que ni mu commencé maa ngi sant yàlla bi nga xam ne moo maanaam moo leeral wàllu yoom yi et cetera maanaam ci nga xamee ni li mu bëgg waxtaanee ci téere bi mooy wane ni yàlla maye wàllu yi ak tamit nit ku bëgg a yegg ba yegg ci seen maqaama yi ana nan ngay jaar ak tamit di jéem a sori nit ñi ci yoonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy seytaane yi moo tax mu tuddee ko jaasi bi nga xam ne moom la kuréelu nitu yàlla yi di utiliser contre ba pare di ko jam ci doqi ñi nga xamante ne ñooy nitu seytaane yi xam naa bu baax waaw jëlee naa voilà nga xam ni kon objectif bi c'est ça mu voilà nga xam ni loolu la mu ne wadaatuhu def naa ko teg voilà mettre naa ko en place voilà li nafsi ngir sama bopp wala ixwaan yi ak sama ñeel samay mbokk fi tariqati ci tariqa bi su ma topp li man ñil képp koo xam ne sha allahu soob na yàlla nafahu ak njariñam bi ci jaare ko ci téere bi min ahli shariati ci ñooñu shariati wal xaqiqati ak xaqiqat waaw képp koo xamante ne maanaam daf ko defal nee na sama bopp man ba pare tamit nee na du man rek maa ci jariñu bëgg naa sama mbokk waa tariqa bi tam jariñu ci mais tamit aussi képp koo xamante ne yàlla bëgg na laa jariñ te ko jaare ci téere bi ci moo xam ci wàllu sharia bi wala ci wàllu xaqiqa warattabtuhu toftale naa ko ala muqaddimatin ci mbëmbëstal introduction wa xamsiina ak juróom fukk ak juróom faslan ci ay luy teqantal ay masala buntu yuy teqantal ay masala mooy buntu yu détaillé ñaata chapitre 1 55 chapitres voilà amal muqaddima ndaal mbëmbëstal bi kanta ndaal mooy loolu mooy kanta fa fii zikri
ma def naa ko ci di tudd ba'dul umuri lenn ci mbir yi nga allati yi nga xam ne tazidu day yokk fil imaani ci gëm yàlla 55 points la aussi yooyu loolu mës nañ ko waxtaane d'ailleurs ñaari yoon déjà en 2006 ak 2008 suma juumu voilà alfasl moo tax téere bi à vrai dire mooy téere bi nga xam ne dañ koy maanaam képp koo xam te ne bëgg nga xam tariqa bi ba pare bëgg nga xam sharia ak xaqiqa en même temps maanaam nga xam ni sharia la lëkkaloo wi ak xaqiqa ni ñu liyeewoo maanaam duñu la digal benn téere bu dul téere bi ba noppi en même temps di nga xamaale tariqa bi d'une manière vraiment maanaam niiwaan na ngay soxla leneen feneen voilà waaw lépp lu aju ci wàllu ni sharia lëkkaloo ak xaqiqa di leeral diggante nit ak sëriñ taalibe lépp lu aju ci wàllu ni ñuy demee ci yàlla maqaama yi nan ngay def ba nekk bokk ci wàllu yu mag yi nan ngay def mënoo weesu li moo tax askana la leen Cheikh Ahmad Bamba ci boppam la deenaan na benn bés bayit bu mu naan wa man yurid nayla anwaaran wa asrara fala yafuuqu rimaha shaykhana umara képp koo xamante ne dangaa bëgg am nayla anwaaran am na ci beneen parce que ci ñaari ñi ma ko déggee yëpp bokkuñu ni ko nayla anwaaran yasurru bihi ci benn bi ci nayla anwaaran wa asrara boo bëggee am ay leer benn bi dañ ay leer yoo xam ne dañ ci bëggi bi ci des mu ne ay leer ak i secret falaa yafu bul jéggi rimaax Cheikhna Omar bu suñu sëriñ Omar waaw kon alfaslul awwal teqantal bu njëkk mooy chapitre bu njëkk bi fii i'laamihim ci xamal giñ leen di xamal annal ijaabata neka nangu an ahlillahi ñeel maanaam wëllif nit yàlla yi maanaam ne astaghfir al ijabata tontu an ahlillahi ñeel wëllif nit yàlla yi wa zabbu anhum ak di leen jañal lor mooy di leen défendre wa nasrihum ak di leen dimbali ala man ci kaw képp koo xamante ne yantaqisuhum yaa ngi leen di jéem a wàññi wa yuridu te nga namm shaynahum lu bon ci ñoom waaw shaynu mooy lu bon daal lu naq wala bon wa bil inkaar ci diingat gi ngay diingat alayhim ci seen kaw wa ala man ak ci képp koo xamante ne yantasibu dangaa askanoo ilayhim jëm ci ñoom waajibun lu war la ala kulli aalimin ci ñeel képp koo xam ne boroom xam-xam nga mutadayyin te am nga diine ñor na la wa anna lahu te ñeel na ko fiihaa ci mbir moomu ajrat am pay aziman bu rëy wa annahu te li wér bu wóor mooy moom kat mooy li mbir te mbir man araada képp koo xam ne nam mën a allah bur yàlla an yatfiya ci mu fay nuurahu ak leeram wa ya'dima mu deñal an nafa ak njariñ bi ilmihi ci xam-xamam wa bi mu àllafaate ak ci téeréem inkaana ndéem nekk na min ahli ta'lif ci boroom téere yi li suuy adabihi ñeel ñàkk tegginam wala tegginam gu ñaaw parce que arab dana suu adab ak suu adab mooy kuñ naan biir ki daa ñàkk teggin suu adab mooy waa teggin gu ñaaw daal mooy xam nga noonu wolof du wax teggin gu ñaaw ñàkk teggin lay wax voilà dégg voilà maanaam fii li mu wax mooy daf ni kon premier chapitre bi maa ngi koy def ci di xamal nit ñi ne leen di tontul nitu yàlla yi ak di leen défendre ak di leen dimbali ci kaw képp koo xam ne daf leen a bëgg a wàññee ba pare bëgg lu bon di leen dal ci diingat gi mu leen di diingat ak diingat gi muy diingat aussi képp koo xamante ne dafa bokk ci ñoom maanaam di leen tontu di leen défendre maanaam di défendre nitu yàlla yi ak ñi aju ci nitu yàlla yi loolu dafa war ci képp koo xamante ne boroom xam-xam nga boo xamante ne diine ñor na la parce que boo dee boroom xam-xam bu diine ñor nga gis ñuy tooñ nitu yàlla yi di wax ci ñoom du ñaaw wala di leen tuutal wala di leen doyadal yow nga défendre ñooñu loolu dafa war ba pare mu ne tamit te dana na xam ne loolu pay gu rëy la ci am loolu dina ko ci leeral ci buntu bu njëkk bi insha allah ba pare tamit ne képp ku yàlla nam mu fay sa leer ba pare nga bañ a jariñ ñu sa xam-xam bañ a am benn njariñ
kooku mooy def loolu moom ba pare tamit même bu dee ay borom taalif la boroomi téere la yu muy bind ay téere sax téere yàlla du ci amal du ci def njariñ day dindi njariñ gi barke bi ci naroon nag yëpp da koy dindi ndax lan ndax ñaawe gi muy ñaawe jëm ci nit yàlla moo tax amul dara lu gën a néew lu gën a garaaw mooy même borom xam-xam même bu ñu defee juumte sax dafa am nu ñuy waxee ak si ñu ñuy jéem a corriger mbir bi sans di leen tuutal di leen doyadal di wax ci ñoom lu ñaaw yàlla nañu yàlla sàmm amiin amiin loolu dafa rëy voilà lu garaaw la yàlla nañu yàlla sàmm mu ne wal faslu saani ñaareelu buntu bi teqantal mooy chapitre bi ñaareel bi fii targhib bi ci di xemmem loo al ixwaanu mbokk yi fil intisaab bi ci ñuy askanoo ilaa awliyaa illaahi ci parandoo yàlla yi ci wàllu yàlla yi wa taalluqu ak aju bi mahabbatihim ci di leen sopp wa xidmatihim ak di leen liggéeyal wa nahwihima ak lu mel ni ki noonu kooku mooy deuxième bi mooy di xemmem loo di voilà di exhorter voilà mbokk yi mbokk jullit ñi pour ni leen kat gars yi dem leen ngeen aju ci nit yàlla yi dem leen ngeen voilà moo ni nga aju mën nga leen a sopp mën nga leen a liggéeyal ak lu demee ni ki noonu waaw wal faslu saalisu ñetteelu buntu bi fii i'laamihim mooy ci di leen xamal annal i'tiqaada nekk fas am fas bu wér fii ahlillaahi ci nit yàlla yi mooy conviction wa tasdiqi ak di dëggal maa yabruzu lépp li nga xam ne day ballee minhum di tukkee ci ñoom minal ulumi ci ay xam-xam wal ma'arif ak xam yàlla wa taslimi ak nangul ak wommatu lahum ñeel leen wa mahabbatuhum ak sopp leen wilaayatun loolu wilaaya la boo bëggee xàmmee wàllu yi xool ko ba xam nan la def ak yeneen wàllu yi parce que koor lañ dina ko wax ci biir al arwaaxu junudun mujannada fa ma ta'arafat ixtalafat wa ma taxaalafat wa ma tanaakarat ixtalafat xadis yent bi saa sallam moo ko wax muy Sahih Bukhari mu ne ruux yi ay armée la leen yàlla def ñu leen bindee ay koor yi armée ñi nga xamante ne ñoo bokk koor ñoom dañuy am tilaaf maanaam dañuy am affinité ñi nga xamante ne nag bokkuñu koor dañuy am inimité moo tax ci la taxaw teg ci d'ailleurs buntu boobu loolu la ci leeral mooy koo gis mu bëgg nit yàlla yi xamal ni kooku wàllu yu la nit yàlla la même bu fekkee ne day def yu bon xamal ni wàllu yu la parce que mooy yiw mi ngi ci moom te loolu neex na réveillé waaw wal faslu rabi' ñeenteelu faslu bi chapitre bi mooy fii bayaani ci di leeral ba'dal hujub bi lenn ci kiiraay allati yi nga xam ne tam na mooy xañ annaas nit ñi an ma'rifati ci xàmmee awliyaa'ihi wali yàlla yi li yantabiha maa ngi ko def nag li yatanabbaha bu ko defee mu yeewu lahaa ñeel ko al-aaqilu aji xel fa yaxriqahaa mu xotti ko kullahaa lépp wa yaslu bu ko defee mu jokk ilaa ma'rifatihim ci xam leen wa bi ma'rifatihim ndax cag te ci xam leen yasilu ci lay jokkee ilayhim jëm ci ñoom wa bil wusul te ci jokk ilayhim jëm ci ñoom yasilu ci lay jokkoo ilallah jëm ci yàlla wa huwa te loolu nag mooy jokk ci yàlla gaayatul matlubi moom mooy njombartalu sàkkutéef bi loolu tamit lu am solo la mooy rideau yi tax nit ñi duñu xàmmee wàllu yi waaw yooyu lay énumérer pour dindi ko pour nit ki bu ko gisee maanaam bu deñee rideau yooyu kii wàllu yu voilà yii tax ba nit ñi duñ ko xam nag yooyu lay énumérer su ko defee boo ko xottee nga dindi li rideau yooyu dana tax nga xàmmee leen le voile voilà ngay dindi voilà en fait tu enlèves le voile voilà gis nitu yàlla nga xam ni kii wàllu yu voilà voilà parce que bu boobaa ci nga leen di xàmmee boo leen xàmmee ci ngay mën a jokkoo ci ñoom soo jokkoo ci ñoom ci ngay jokkoo ci yàlla te loolu nag mooy li nga xam ne mooy extrémité wut li nga xam ne moom mooy li ñuy bëgg di ko wut wal faslu xaamisu juróomeelu point bi waaw chapitre bi fii i'lamihim ci di leen xamal ne leen di xamal mbokk yi ne inna zuhda naka dëddu àdduna ak alkumalu nitu yàlla yu mat yi lay sa nekkul huwa moom bi xulu wi yaday ni ci setal sa ñaari loxo ci seen ñaari loxo yi min ad-dunya ci àdduna wa innama li am ba des mooy huwa dëddu àdduna googu day bi xulu wil qalbi mooy setal seen xol ci àdduna parce que ñu bari xàmmee wuñ lool nit ku dëddu àdduna du ne loxo yi lay de setal ci àdduna
xol bi lay setal ci àdduna adduna maanaam lépp lu muy am dana am xaalis compte yi lépp lu mu am kër yeeg oto yu rafet yeeg lépp ci loxo bi lay ne wala ci compte ba mais xol bi nag moom yàllaa ciy ne wala yatahaqqaqu te it du nekk dëgg incarné wu du lahum ñeel leen kamaalul maqaami matuk maqaama yi illaa ludul bi zuhdihim ci seenu dëddu fii ma ci lépp loo xam ne fii aydihim mi ngi ci seen loxo wa taxta te nekk ci ronu tasarrufihim seen soppandiku mooy seen manipulation ak administration min ghayri ha'ilin ci lu amul kiiraay yaxuulu boo xam ne dana dox baynahum seen diggante wa baynahu ak diggante loolee maanaam kii soppandiku googu maanaam lii lu am solo la mooy ne seenu dëddu àdduna ñoom du nekk lu réel dëgg-dëgg lu dul bu ñu demee ba am àdduna dëgg ba téye ko nga xamante ne amul dara luy dox seen digganteeg ñu mën a jël di am pouvoir d'administration et de manipulation totale ci seen biens yi seen xol nag ñoom loola dëdd ko mais su fekkee amugoo ko fekk amugoo dara pour nga dëdd ko c'est facile mais boo demee ba am ko nga doog ko mën a dëdd c'est difficile loo amagul nga gën a mën a dëdd ko loo am ba voilà maintenant nag dëddu gi tekkiwul doo ko jëfandikoo li ñu tekki rek mooy sa xol lay deñee ok loolu lay wax nag loolu lay expliquer waaw moo tax mu ne wa i'lamihim te di leen xamal mbokk yi an na isaara ne jox priorité az-zuhd dëddu adduna ma xuluwil yadi ànd ak setu loxo ci akam wi rubbama léeg-léeg yakunu dana nekk wala bariwaan na rubbama day tekk bariwaan na day tekk léeg-léeg day tekk ñëwaan na mais fii léeg-léeg wala bariwaan na lay tekk yakunu mu nekk li illatil faqdi ngir sababu ñàkk maanaam aw wala bokk ak dof ak néew doole aw wala ajizi aku néew kàttan mooy incompétence waaw parfois faiblesse la wala incompétence wala ñàkk tout simplement en tala bi wallif sàkku léeg-léeg c'est parce que da ngaa mënul am liggéey bi que ni defoo ko c'est pas parce que da ngaa dëddu àdduna wala da nga faible pour mën ko def wala yooyu wala da nga faible pour mën a atteindre am nekk milliardaire mais soo mënoon nekk milliardaire tu vas l'être donc du loolu wa am na te lu wér bu wóor mooy min charte da'i bokk na ci charte yi kii woote ilallahi jëmee ci yàlla ta'ala mu kawe na mu an laa yakuna ci mu bañ a nekk mutajarridan di ko xam ne day set deñ ani dunya walif àdduna bil kulliyati ci lépp munoo ne da ngay woote di waakee mu nga da ngay woote jëm ci yàlla directement da ngay woo nit ñi jëm ci yàlla ba pare ne damay bàyyi àdduna complètement parce que nit ñi ko dañ naan kii boo gisee mu mën a def nii mu mën ñoo ju wala jaamu yàlla moom kii c'est parce que moom affaire àdduna amu ci dara munu ci am dara déedéet dafa am il faut nga am yoo xamante ne yow tu tukki wa an na moo tax mu ne wa an na te li wér bu wóor mooy man képp koo xam ne laa kas ba doo amul ak lu muy fàggu maanaam amul lu muy wut di ko am nii àdduna nga xam ne day xam ne lii man maa ngi liggéey ci lii ba mu leer ma ne lii mooy sama métier wala yooyu xam nga ñàkk lu garaawul xam nga lu garaaw mooy ñàkk a def dara mais ñàkk alal moom garaawul mais il faut que muy def dara di yëngatu di ci comprendre mu ne kooku noonu wan naa su te nit ñi yunfiquna alayhi ñoo koy dundal yunfiquna ñuy dund alayhi ci ñoo koy dépasse foofu wa kooku kat min jinsi nisaa yi ci xeetu jigéen ñi la bokk kooku jigéen la gën a nekk ko góor walay sa te déet la ko ñeel ko mina rujuliyati ci ngóore nasibun aw cër amul cër ci ngóore te loolu c'est important affaire bii nii moo tax aaya bi alxuraan naan bon loolu dinañ ci ñëw insha allah dina ci ñëw bu ci yegsee donc waaw dina gën a détaillé mais loolu lu am solo la aussi quoi partie bi tamit voilà mooy nitu yàlla yi c'est pas parce que xam nga ñu bëri dañ defee ni nitu yàlla moom warta liggéey warta kii daa war a toog rek yor kurusam di ci déedéet daa war a am métier voilà bu ngokk voilà voilà dafa war a am lu muy def ba ñu xam ne voilà man kaana za xirfatin fal yuhyi za abadan moo gën sàggat dem di tuumaal yàlla ak dëkk yi voilà naka waxte laa taxfaloo ayyuhal ixwaane an xerefin junniy métier dafa doy ci bàyyi sunu doonoo ya ok bi sëñ Babacar wax radiyallahu anhu voilà yooyu noonu c'est important waaw ci lay doon waxee sabab lu leen te bu leen sukkandiku yëngu yi voilà
voilà dégg nga mu ne wal faslu sadis parce que lii gis nga partie bee loolu am solo gaa yu bari foofu la ñuy nattee wàllu yi mais loolu la ñuy wax ascète. voilà ñoom loolu lañ jàpp ne mooy ascétisme. waaw ascétisme bi ñuy wax waaw. fii la parce que man moo koy incha allah moo koy fii ascète laay wax fii. voilà ascète mooy mooy zuhdu mooy dëddu àdduna. waaw mooy ascète. voilà mënoo nekk ascète alors que da nga ne yëf àdduna nii déedéet. voilà maanaam da ngay jëf àdduna di ko jëfee. voilà sa biir xol. foo toll yaa ngi wétal yàlla. voilà foo toll yaa ngi tudd yàlla. voilà même bu nekkul sa gémmiñ sa xol mu ngi tudd yàlla voilà. mais terewul laa li def yëfi àdduna. comme ni gars yu bari foog. te xamuñu ne loolu jaamu yàlla da cee nekk ci biir insha allah dinañ ko gën a leeral voilà mu ngoog mu ne kon wal faslu sadisu juróom benneelu buntu bi teqatal mu ne fii tahzirihim ci moytandiku loo leen moytandiku loo mbokk yi wattan fiirihim ak di leen dawloo anil inkaari wëllif di diingat ala wahidin ci kenn min saadatina ci suñu sang yi nga xam ne al awliya yi ñooy parandoo yàlla yi wa mu'adatihim ak di leen noono wal i'lamu te ak di leen xamal bi annahu ci li mu mbir te mbir mooy huwa gis nga di noono wala yi ak di leen diingat moom ci boppam aynul halak mooy jëmmi alkane fi dunya ci àdduna wal aqba ak mujj allahu la ilaha illallah waaw tahzir mooy tandiko mooy demander de faire attention voilà waaw xam nga ban ba xam am na benn mot en fait tanfir mooy di leen dawloo voilà ci ñuy dingat wal suñu sang yi nga xam ne wàllu yu lañ parce que ak di leen noono parce que te di leen xamal ne nag dëgg-dëgg sax boo bëggee xam est-ce que kii alku na wala alkuwul xool ko ana comportement par rapport nit yàlla yi ci la loolu lay wax ci chapitre 6 bi waaw voilà bu bëggee xam est-ce que nit ki nitu yàlla la waaw wala dafa maanaam nit koo xam ne ni moom day alku na wala déet waaw mooy xool ko ni muy comparé te waa nit yàlla yi comportement par rapport aux hommes de Dieu voilà kooku loolu la alku koo gis muy dingat nit yàlla yi di leen contre di leen kii mooy wane daal ko adduna ak àllaxira la yàlla ci yàlla musal loolu sax ci jëmmi bopp mooy jëmmi alkane nee na yàlla ñu yàlla sax wal faslu saabi' juróom-ñaareelu bunt bi fii tahzirihim ci di leen mooy tandikoloo minal inkaar ci dingat ala naasi ci nit ñi inkaar xaraami dingatu araamal fil umuri ci mbir yi allati yi nga xam ne ixtilafa wuute na al ulama u borom xam-xam fi hukmiha ci atteem borom xam-xam yi wuute nañ ci atteem masala sàngam kenn ki di def benn li nga xam ne benn borom ñenn ci borom xam-xam yi wax nañ ko yow ngay jàpp leneen di ko def ak quelle que soit la raison keneen ki di def leneen nga koy dingat comme si li muy def dafa xaram loolu la lay moytandiku loolu. donc chapitre 7 bi loolu lay wax. chapitre 7 bi loolu lay wax. donc maanaam nit koo xam ne ni moom da ngaa jël benn affaire di ko def. benn ngay appliquer benn point fiqh par exemple. waaw keneen ki ñëw di appliquer leneen. waaw yow nga jàpp loolu muy def nga ko critiquer. voilà au moment où borom xam-xam yi question boobu d'accord ci ils ont divergé là-dessus. yow ngay def lenn jàpp ne que moom il a tort. voilà c'est-à-dire l'intolérance. voilà que tu as par rapport aux agissements. voilà d'une personne autre que toi mais un musulman. voilà boo xamante ne par contre attends li muy def mi ngi ko teg ci waxi borom xam-xam yi. waaw li mu ko teg ñu jóg ci borom xam parce que dañoo bëri te wute. voilà par contre su fekkee borom xam-xam yi dañu dëppoo moom mu def leneen. lool mën nga ko dingat. effectivement par exemple koo gis muy naan sangara amul benn borom xam bu ne borom naan sangara dagat na amul. comme tout le monde a dit que daa xaram. donc foofu il y a pas de kii quoi da ngay critiquer voilà dafa xaram nga wax ko. mais par exemple je vais te donner un exemple comme julli boo duggee ci jàkka ji. ñaar rakk yi ngay julli. ci diggante timis juste avant timis wala diggante tàkkusaan ak timis. lu bari ci borom xam-xam yi lu ci ëpp sax dañ ne doo ko def mais comme bu dee Shafi'i ñoom dañ ne da nga koy def yow nag comme borom xam-xam wuute nañ ci yow nga ñëw fekk ku koy def te foofu la ko teg parce que looloo ko gën a doy ndax borom xam-xam yooyu loolu lañ wax yow nga koy dingat nga koy critiquer mel ni li muy def dafa xaraam. loolu la lay tere. ma de bu nekkoon ma dama koy def. waaw léegi. y en a qui ne le font pas y en a qui le font donc ku nekk ak li la doy. voilà ku nekk ak li la gën a doy daal li gën a duggee ci jàkk
fu mu la fekk dafa ñaari rakk. waaw mais par contre waaw mais non mais nag par contre bële moo gën a dëgër insha allah. waaw beneen masala bi bon mais man loolu dama ko souligner dama ko wax comme exemple rek mooy boo gisee ku ko def bul ko critiquer mais nag léegi moo gën a dëgër parce que li gën parce que c'est déjà vers dafa am xadis yu wax ne dee leen ko def am xadis yu ne bu leen ko def heure yooyu donc xadis yi ne bu leen ko def heure yooyu voilà moom ngay jox priorité foofu parce que liñ mën a wax li gën a noot liñ mën a wax ci dugg ci jàkka du li ñaar rakka mooy dañ koo sopp alors que julli heure boobu dafa xaram lu xaram ak luñ sopp bu ñu dajee lan ngay def waaw lu xaram ak luñ sopp bu ñu dajee ngay def est-ce que da ngay nga xam ne boo defee liñ sopp déjà bu doon ñaar yëpp bii dafa xaram bii nekk farata sax déjà lu xaram yi bàyyi nekkee dafa nekk entre lu ñu xaram ak lu ñu sopp lu xaram li ngay baax voilà non loolu mooy règle bi loolu mooy règle bi voilà mais nag donc loolu la ñu lay wax quoi bon ak yeneen am na yeneen ni lay daal en tout cas mais daal non dama ko souligner rek comme étant que ni c'est possible maanaam que bu nit ki jàpp li koy jàpp la parce que ay borom xam-xam wax nañ la moom nga di ko diingat ci loolu non il faut pas maanaam par contre mën nga ko ne lii nag moo gën a dëgër ci li borom xam-xam yi wax et puis nga jéem ko expliquer moo tax daf ne inkaaral xaraam bi diingatug lu xaram diingat bi ñuy diingat lu xaram parce que li ñuy diingatee lu xaram ak li ñuy diingatee lu ñu sib du benn waaw ni ñuy diingatee ku def lu xaram ak ni ñuy diingatee ku def lu ñu sib du benn ki def lu xaram moom il faut être sévère voilà mu leer que ni lii la daa xaram mu bañ a am benn détour sans détour alors que lu ñu sib tu peux voilà mën nga juste voilà mën nga ni rek bon lii daal gënul mu xam ne gënul daal am na lu ko gën voilà fee tamit noonu la waaye fasl chapitre 8 voilà chapitre 8 ci lañu war a dugg mooy bi ñu ne ci daayira ba wal faslu samin juróom-ñetteelu buntu bi chapitre fii amam ci di leen xamal anna Allah naka bur yàlla ta'ala kaw nam lam yuji booralul ala ahad ci kenn iltizaamu taqoo mazhab mu'ayyan bu ñu ràññeeku doctrine bu ràññeeku ngir bu ràññeeku min mazahibul mujtahidin ci ngir yi ñi nga xam ne ñooy borom ñi def ijtihad maanaam mujtahidin yi voilà mën nga ko defee noonu quoi mujtahid rek nga firi ko noonu waaw mujtahid parce que mujtahid ko mujtahid mooy képp koo xamante ne day def effort pour joxe un avis juridique voilà par contre dafa am ay chartes yoo xamante parce que du tout le monde moom ñoom ñoo war a def loolu daal wa inna te li wér bu wóor mooy kulla wahidin képp kenn min a'immati ci imaami hadhihi al ummati bi la xeet radiyallahu yàlla na yàlla gërëm ta'ala kawe ma anhum ci ñoom ajma'ina mboolem seen ñoom ñëpp tabarra kenn ku ci nekk ñoom tabarra daa dañ minit daa ci di woote woo wujubu tibaa'i ci war ko topp moom kese huwa moom wahdahu moom kenn fii kulli mas'alatin ci mas'ala min masaa'ili diini ci masala diine yi duna ghayrihi wëlli keneen min al-a'immati ci imam yi li ilmihim ndax xam gi ñu xam bi anal ittibaa nekk topp al-aam bu matale bi laa yajibu warul illa lil ma'sum lu dul ki ñu mën ñoŋal muy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà mooy l'infaillible ñoŋal mooy ku ñu ñoŋal mooy l'infaillible maanaam fii kon loolu la quoi mooy wane ni daal yàlla waxul kenn ne fokk nga nekk maliki wala shafi wala hanbali wala hanafi wala sawri wala jariri wala zahiri wala et cetera wala awza'i wala et cetera dégg amul kenn kuñ ci yàlla wax loolu yàlla daf ni la rek nga jaamu ko topp alquran ak sunna loolu la wax moom chapitre 8 bi waaw donc yow boo ko doon résumé noo koy résumé c'est-à-dire waaw loolu la moom la mooy dalay xamal ne leen yàlla waralul ci kenn mu topp benn ngir ci ngiri imam yi nga xam ne ñoom ñooy imaamu julli ñi nga xam ne ay mujtahiduna lañ te it képp kenn ku nekk ci imam yooyu imaamu ngir kii bi ngir bu xeet bi radiyallahu anhum kenn ku ci ñëpp ci ñoom dafa deñ ci woote woone dañ ko war a topp moom kese ci masala bu nekk ci masala yi diine yi voilà dégg nga
ba wëllif yeneen yi maanaam au lieu de ñeneen ñi au détriment des autres imam c'est-à-dire tirer la couverture sur soi en Voilà. disant que les autres voilà amul kenn ku ci wax loolu voilà ndax lan parce que xam nañ ne topp gu mat gi gu matale gi kooku yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese moo ko moom mu ne wal faslu taasi'u maa ngi koy gis fii man danaa ko gis fii wal faslu taasi'u juróom ñeenteelu buntu bi fii i'laami maa ngi koy def ci xamal mbokk yi annal inkaara naka dingat laa yajuuzu du warul daganul alal xaqiqati ci dëgg illaa li man ludul ñeel ka nga xamante ne axaata dafa peeg bi ilmi shariati ci xam-xamu sharia wa faidatu te njariñal i'laamihim bihi xamal leen loolu i'laamihim xamal leen bihi ci mbir moomu an yaxtarizu ci ñu mooy ñuy moytandi ko anil inkaari ci wëlli al dingat al am bu matale wa yaqtasiru te ñuy tënku rek ñuy yam rek alaama ci lépp loo xamante ne sarraxal leeral na ko alkitaabu téere bi wa sunnata ak sunna yeneen bi saa sam wa ijmaa al ummati ak ijmaa'ul umma mooy le consensus voilà de xeet bi bii ci moom ijaaban ci li nga xam ne daf koo waral wa tahriman ak li ñu araamal mooy lan lii mooy te c'est important aussi mooy nit du diingat mooy daf ne daganul da leen di xamal ne leen daganul ci ñuy réellement ñuy diingat complètement nit ki di diingat loo xamante ne xam-xamu sharia bi peegu ko comme par exemple benn question mi ngi nii xamuloo ñaata avis la ci borom xam-xam yi am xamu ko yow daal li nga xam mooy dégg nga diw sangam sëriñ diw wala ustaas diw wala keneen wax na ci rajo bi wala waxoon na ne keroog nee na lii daal nangam la rek nga daal di jàpp ne nga gis keneen di def leneen nga di ko déedéet non balaa ngaa diingat kenn ci benn question dafa war a fekk nga xam mbooleem charia bi liñ ci wax. consensus communautaire bi lan lañ ci wax. voilà est-ce que ñoom ñëpp ils ont le même avis s'il y a une divergence là-dessus nga xool ba xam moom li mu def am na kenn ku ko wax ci borom xam-xam bu fekkente ne amul kenn ku ko wax ci nga koy doog a mën a diingat mais su fekkee fekk maîtriser wuloo question bi nag totalement waroo diingat. mu ne nag njariñal lii njariñ gi mooy ñuy moytandiku ci di diingat bu général rek bu total comme ça te it ñuy yam rek ci li nga xam ne moom la alquran wax li sunna wax li ijmaa borom xam-xam yi wax ci ne lii farata la ak lii dafa xaram ñuy yam ci loolu ba nga bañ a diingat kenn ci loo xamante ne xamu ba xam bu dee alquran leeru waxu ko d'une manière claire sunna waxu ko d'une manière claire sans ambiguïté ni détour ijmaa umma bi consensus de tous les savants waxuñu ko d'une manière claire ci ne lii dafa war wala dafa xaraam amul droit diingat ko waaw lu tax nag mu tudd lu xaraam ak lu war ak lu xaraam mooy am na yoo xam ne dañ ko sip am yoo xam ne dañ ko sopp loolu mënoo cee diingat ne deful li ñu sopp mënoo ko cee diingat parce que yàlla ci boppam farataalu ko ci moom pourquoi yow nga bëgg mu farataal ko ci kaw wala dañ ko sip yàlla ci boppam waxul xaraamalulu ko interdire ko totalement yow nga bëgg ko fii ci kaw yow nga bëgg ko yàlla tere nag yi nga xam ne dafa dagal yi nga xam ne am na ay choix yu bari choix multiple choice yow nga bëgg ko ni ko yére bu mel nii rek nga war a sol waroo woon a sol yére bu mel nii te yàlla moom ci boppam may na ko choix yu bari nga di ko ceeb bu jën rek nga waroo lekk maafe lu tax parce que maafe dafa neex dina metti ci man de wal faslul ashir juróom-ñeenteelu buntu bi mooy fii i'laamihim ci di leen xamal di xamal mbokk yi anna waliyu bi nitu yàlla bi al maftuux alayhi nga xam ne dañ ko ubbee maftuux alayhi laa yataqayyadu du tënku bi mazhabin ci ngir min mazhabil mujtahidin ci ngiru mujtahidin moom du tënku ci loolu parce que moom yàlla da koy won tout le temps parce que question yi borom xam-xam yi buñ ci wuutee aussi c'est parce que kenn ku ci nekk da ngaa def li gën a dal sa xel li gën a jàpp ànd ak teg ci leer lumière alxuraan ak sunna mais mujtahid kii maftuuhan alayhi bu mag bi fathul akbar voilà moom yàlla da koy ubbee di ko wan donc moom du tënku ci li ngir yi di wax day topp rek li nga xam ne moom la ko fathom gën a ak kashfam gën a jox
bal li fi nekk yaduuru day wër-wërloo ma alxaq di ànd dëgg indallahi fa yàlla maanaam dëgg gën a fa yàlla taala kawe na mu ay namaa daara fu dëgg googu wër quel que soit dëgg bi fu mu mën a dem rek tey Maliki yi lay àndal suba nga gis ko mu def li nga xam ne Shafi'i yi ñoo ko wax ginnaaw suba nga gis ko mu def li Hanafi yi wax ginnaaw suba nga gis ko lu Hanbali yi wax nga naan waaye kii moom xanaa amul ngir moom mooy li muy def fekk waaw. donc en fait 9e chapitre bi ça parle en fait de koo xam ne ni moom maanaam 10e bi 10e bi waaw mooy koo xam ne ni dafa am fatwa waaw nga bul ko juger en fait bu nekkee toppul benn ngir voilà waaw parce que moom day topp dëgg rek waaw bul joxe avis parce que yàlla may na ko ouverture boo xam ne nii il voit le vrai te vrai bi lay topp voilà fa yàlla waaw voilà wal faslul haadi ashara wal faslul haadi ashar fukkeel ak benneelu chapitre bi 11e chapitre 11e bi fii i'laamihim ci di leen xamal ne ñoom mbokk yi annal ulama nekk boroom xam-xam yi muttafiquuna dëppoo nañu alal xas ci di xiirtal nit ñi alal xuruuji ci ñuy génn minal xilaafi ci wuute bittiqaa'i ci di moytandikoo mawaadi'ihi bërëb bi place bi mooy lan mooy question baa ngi nii borom xam-xam yi am na mbooloo ci borom xam-xam yi yu wax lii ñeneen ñi wax lee comme tey par exemple buñ jëlee benn exemple ndox moo xamante ne sobe da caa dugg changé wul cafka gi nii xet gi nii melo bi te ndox mi ndox mu tuuti la pour Maliki ak Zahiri yi ndox moomu laab na te day laabalaate garaawul mais pour Shafi'i bi Hanbali bi ak Hanafi bi ndox moomu baaxul parce que ndox mu tuuti la te sobe da cee dugg waaw yeggul ku la tey voilà comprendre nga léegi moom mu ne boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci ne ndox mu mel noonu par exemple nga moytandiku ko moo gën pour génn ci wuute bi au moins nga jàppoo loo xam ne tout le monde nee nañ baax na donc maanaam à côté de la difficulté voilà nga wutu yoonu facilité voilà pour mucc ci wuute boobu voilà voilà c'est ça c'est-à-dire que à côté de la divergence nga utiliser voilà nga utiliser loo xam ne tout le monde d'accord nañ ci mais loolu mooy soo ko mënee am looloo tax ci Maliki yi ñu sib ko ñoom ñu ne dañ sib ndox moomu tant que mi ngi tolloog lu ñuy jàpp wala lu ñuy sangoo loolu moo tax ñu wax ko quoi pour génn ci wuute xuruju minal xilaaf voilà xaari jël mazhab looloo tax quoi point 11 bi loolu lay wax voilà ci loolu lay wax d'accord dégg nga tu vois que ni muy lëkkalee tariqa yi sharia bi xaqiqa bi voilà pour l'instant il parle beaucoup de la sharia ouais. Pour l'instant gisuguma voilà chaque point voilà muy wax ci tariqa voilà bi dina ñëw voilà dina il parle ñëw beaucoup de la charia voilà c'est ça parce que moo tax te loolu uslub la maanaam kii la doxalin bu rafet la mooy wax d'abord ce qui est général voilà waaw c'est un cheminement en fait voilà dégg nga wal faslu thani ashar 12e bi 12e chapitre fii i'laamihim ci xamal leen annahu ci li wér ba wóor mooy yajibu war na ala kulli aqilin ci képp koo xam ne aji xel la goo xam ne an yurida ci mu namm taxliisa nafsihi ci seetal bakkanam min ar-raza'ili ci yu doyadi yi mooy bàkkaar yu doyadi yi an-nafsaniyati yi nga xam ne rek ko jóg bakkan lañ wa sheytaaniyati ak yi nga xam ne ko jóg sheytaani ar-radiyati yu sew yi yu doyadi yi aajilan ci lu teew wa aajilan ak ci lu ñu dëgmal mooy dans un délai aussi mooy le court délai ak le court terme ak long terme képp koo xamante ne bëgg na loolu talabu mu sàkku cheikh sëriñ cheikh murshidun bu koy gindi mutabaxirun boo xam ne dafa ngéeju fil ulumi ci xeeti xam-xam yi wa aarifun ba pare mu nekk ku xam-xamee bil uyubi ci ayib yi wala ilali ak feebar yi naasexan koo xam ne aji laay biir la fa yulqi bu ko defee mu sànni ilayhi jëm ci moom alqiyaada buumu wommatu gi wa yattabi'u mu topp awamirahu ay ndigalam wala yu xaalifu te du wuuteeg moom fii shay'in ma ci bépp benn mbir bu mu mën a doon loolu tamit loolu la ko wax mooy képp koo xamante ne ku xellu la dafa war a bëgg mucc fexe ba bakkanam mucc maanaam mu mucc ci boppam ci ay musib maanaam bàkkaar yi nga xam ne dañuy tilima raza'il mola mooy yi tilimalaate
yi nga xam ne dañuy tilimal te yooyu koju bakkan la ak yi nga xam ne yëpp seytaane la ak yi nga xamante ne dañuy doyadelaate waaw yi dans le court terme et dans le long terme da ngaa war a fexe nooy def ba mucc ci loolu mais loolu soo ko bëggee aussi il faut nga wut sëriñ boo xamante ne moom murshid lay doon wala cheikh sëriñ mais murshid boo xam ne da lay gindi da lay orienté vraiment ba pare dafa nekk géeju ci xeeti xam-xam parce que loolu il faut que mu mën ko parce que su ko deful en fait dina am ay manquement daal ba pare dafa war a nekk koo xam ne day xam ayib yi ba pare xam feebar yi défaut yi vices yi mu xàmmee leen ba pare koo xam ne naasixoon day laaye biir mooy un bon conseiller voilà kooku nag bu xamee bu gisee ku mel noonu mu jël nag woomatu dem nag jox ko woomatu ci moom mais nag totalement te day topp ndigalam yépp di bàyyi tereem yépp te du ko moy ci benn mbir waaw lu mu ko wax rek loolu lay def du sax xool ay kii amul sax ay deuxième sens kii sens figuré déedéet voilà lépp lu muy def daf ko ci topp voilà fukkeel bi ak ñett wal faslu salisu ashar mooy fukkeel bi ak ñett fii alaami mi ci xamal mbokk yi an ci ne laa yasilu du jokk assaali ko aji soobu gi annaasi ko aji yulli aji jaamu yàlla ji ilaa xadratillahi ci xadara yàlla bi wa xadaraati sifati ak xadaray meloom yi wa asmaa yi ak turam yi walaw jamaa doonte dafa dajale ulumal awwalina xam-xamu ñu njëkk ña wa saxiba mu ànd ak tawaa'ifa naasi xeetu kuréelu nit ñëpp wa abada mu jaamu yàlla ibadata saxalay ni jaamu yàlla ak ñaari way ndijji bopp yi mooy nit ak jinne kooku du même bu defee loolu du jokk ci yàlla illaa ludul ala yaday ci ñaari loxoy asxaabil izni boroomi ndigal alxaaf yu jagoo ya maanaam nit ki quel que soit bu bëggee dem ci yàlla quel que soit effort yu mën a fournir ci dajale xam-xam yi ci di jaamu yàlla ci di def di ànd nit xeetu façon nit di def lu nekk xamal ni du yegg ci yàlla abadan ci xadara yàlla ak xadara turu yàlla yi dëgg vraiment yegg ci maqaama yu kawe yi du ko mën a am lu dul mu jaar tarbiyawu maanaam ci loxol ñi nga xam ne ñoom borom isnul xaas la ñoom moom ndigal bu spécial particulier la ñoom ñooñu rek ñoo mën a yéggale nit ñi loola tax tarixa yi ne fi nag maanaam yenn maqaame mënoo ci egg tant que amoo benn guide benn pôle boo xam ne dafa egg benn niveau yow dem ba niveau boobu moom moo lay jël yóbbu la ci niveau bu gën a kawe voilà donc maanaam day mel ni sa ascenseur voilà niveau voilà kooku mënoo dem te doo yegg doo jaar ci ñooñu yow mënoo yóbbu sa bopp voilà parce que am na ñoo xam ne nii ñoom yàlla lu mel may moo ëpp yow li mu la may voilà te mënoo jokko ci yàlla tant que yow ñëw nga foofu jël ci ascenseur bi ñu ànd ak yow yóbbu la ba ne la fii la après nag mën nga leen a raw mais foog nga jaar ci ñoom il faut laa bu dab ku bëgg a yegg ci yàlla foog nga jaar ci nit yàlla yu mag yi nga xam ne ñoom ils ont parce que nit mën na nekk nit yàlla te amul ndigal boobu isnul xaas boobu ndigalu yóbbuwaate mën na wan nit ñi yoon bi tout ça mais du yeggale kenn ci yàlla parce que moom amul capacité moom yegg na mais comme amul ndigal amul diplôme wala cachet bi tax muy mën a wala kii diplomatique bi xaw ma passeport diplomatique bi mën a tax mu mën a yóbbu nit ñi ak yooyu voilà cachet bi moom amul loolu donc du mën a dem voilà moom wala mën na demal boppam yow ndax yor nag passeport diplomatique bi mën nay dem ak a dikk mais mënul yóbbaale kenn ci passeport am parce que àggugul niveau bi muy mën a amee ndigal boobu amul ndigal bi daal voilà wal faslu rabi ashar mooy 14e bi fii i'laamim ci xamal leen annahu li mbir te mbir mooy yaj bu war na ala kulli man képp koo xam ne ta'allaqa dangaa aju bihi ta'allaqa aju na bokk bihi ci moom ak talaamiizu ay taalibe wal muriduna mooy taalibe talaamiz mooy ay élèves voilà wal muriduna ak ay taalibe ñoo xam ne ay novice
voilà mooy voilà aspirant voilà li tarbiyati ngir sàkku tarbiya éducation spirituelle wal irshad ak gindeeku wa ta'allumi ak di sàkku ci xam-xam isa man na bu fekkente ne xéewale na allahu bur yàlla alayhi ci moom bi wujudi man ci daje ci gis ci daj koo xamante ne huwa kooku kat alamu moo gën a xam wa akmalu te moo gën a mat min hu ci moom an yan sa lexa ci mu simmeeku anhum walif leen wa yattabi'a te mu topp huwa moom wahum ak ñoom zalikal alamu kookee ki nga xam ne mooy ki gën a xam al akmal ki gën a mat fii du am solo la loo xamante ne tegaguma bët bi ma juddoo ba léegi ku ko appliqué. allahu akbar maanaam mooy day xamal nit ñi ne dafa war ci képp koo xamante ne am nga ay nit ñu la topp ñëw di jànge ci yow wala bokk ñu ñëw nekk say taalibe ndax dañoo bëgg a yegg ci yàlla di wut ku leen tarbiya ak di leen wan yoonu yàlla bu fekkente ne kooku noonu dafa toog ni man kat xam naa ni kat yéen topp ngeen ma am naa téeméeri taalibe yu ma topp ngir lii am naa capacité pour appliquer ko pour def ko am naa ko mais gis naa ay la yëwét ni sëriñ diw moo ma gën a mat foofu moo ma gën a mat moo ma gën a xam lii ngeen bëgg ci man moom moo ma ko gën a man léegi ni ñuy def mooy déedéet mooy yéen ñëpp ak man dañuy ànd dem ci moom nekk ay taalibe loolu dafa war mu ne dafa war nga dem nga xam ne yow am na ku la mën waaw nga dem ci moom ne ko yow mii yaa ci yow waaw man ak ñi ma àndaloon ñëpp léegi ñun ñëpp say taalibe lañ léegi ñee dootuñu man sama taalibe mais say taalibe lañ léegi bu boobaa du man maay sëriñ bi man seen mbokk taalibe rek laa léegi seen égal laa ñun ñëpp yaay suñu sëriñ. allahu akbar yaakaar naa daal est-ce que am na ko koy def tey ci àdduna bi. waaw loolu nee na xaw xam am na de. Moustapha nekk sëriñ pouvoir la. te ñu bëgg pouvoir dafa bëri surtout pouvoir bu diine parce que lu bëri foofu la jënd jaar. waaw ay. allahu akbar. waaw xanaa ñu yem foofu. waaw incha allah beneen yoon. incha allah allahumma salli ala nabiyyina Muhammad